altine nisfu saxbaan fukki fan ak juróom si baraxlu atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ca gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm si xibaar yi marax gi li ci gën a fës di chambre de commerce bu Ndakaaru ak yi nga xam ne moo di industrie buñ sëgandikoo si ki nga xam ne moo ñu jiital chambre de commerce bu Kaolack Serigne Mboup am na ak lubal ak ñàkk doxalin wu sell woo xam ne am na ci ay milliards yoo xamante ni bi lubal nañ ko si la yëkkati kàddu yooyu mu yëkkati ko jamono ji nga xam ne ñu ngi ko doon natal budget chambre de commerce bu Kaolack nga xam ne ëpp na ñeenti fukki milliards suñuy koppar wala bon ñeenti téeméeri milliards suñuy koppar dinañ ci ànd ak Adama Sarr mu ñu teewal foofu si diwaanu Kaolack cité marine mu ngi nekk si diwaanu Tëngéej foofee askan wa fa nag dañoo jot daal di ay sommation yoo xamante ne bi dañ leen wax ñu jógee bërëb yooyu nag waaye buñ sukkandikoo si ñi nga xamante ne bi nee nañu mbir mi ñoom ñoo ko moom ñoo yor titre foncier ba ñi nga xam ne ñoo leen fa bëgg jëlee documents yi ñu yor baaxul te jaarul yoon duñu nangu lu ni mel seen naqarlu nañ ko teewlu ak Babacar Seck mu ñu teewal si diwaanu Tëngéej njeextalu carême bi ayu bés yi ñu ngi ci ngir carême bi daal di jeex si ñi nga xam ne ñoo di jàngu bi koor googee nag ñeent fukki fan yi nekk si ayu bésam gu mujj duy jeex nag nga lax yi nekk loo xamante ne bi xel da ciy dem waral dangi nemeeko yoo xam ne def nañ ko diggante marché Castor rek te leen ngir xool njëgi buy bekk li nga xamante ne bi moo di tege-dege ji ñuy jëfandikoo dafa mel ni nag njëg la xaw na daal di yëg buñ sukkandikoo si ñenn jaaykat yi dañ ci ànd ak gëstu bi nga xam ne def na ko si marché yi ak Mamadou Dieng wàllum tàggat yaram niki altine ju jot nag mooy ndar kàpp jataay bi ñu si ànd ak Pape Malick Diaw mbokk yi li mooy li nga xamante ni bi moo gën a fës si bi la jataay nees gis ñu def si ko faram fàcce jàmm sa Casamance ab lël amante nañ ko sa Cap Skirring di el politique yu MFDC yi nga xamante ne bi daal nañuy lëlu nag ngir daal di waajal li nga xamante ne bi moo jëm si waxtaanukaay yi loolu nekk si njàppandalëpp kuréel gi nga xamante ne bi moo ëmpi société civile bi xeex ngir jàmm sa diwaanu Casamance kos pak lay wuyoo ñoom taxaw nañ ci bu baax ngir des si ay tànki jàmm ba jàmm ji daal di sax dàkk ki nga xamante ne bi moo di Henri Ndekki moom mooy coordinateur boobale kuréel ñu teelu ay kàddoom ak Assane Ba. ñun suñu en tant que société civile dañuy ñaan rek ñaan MFDC ak état du Sénégal que population lu ñu bëgg mooy jàmm ci kaw loolu mu am ay objectifs yu ñu tëral maanaam accompagner gunge première initiative bi pour mu am beneen bi ñu mun a déglu el politique MFDC yëpp yu fi ñëw lan mooy seen expérience yan la ñuy def ci jéego depuis processus bi am pour que jàmm am lan mooy seen taxawaay bu suba pour que waxtaan bi am entre ñoom ak nguuru Sénégal ñu ne tamit lu ñu bëgg ñoom tamit ñu seetu ci seen biir lan mooy seen point fort ak seen point faible ñu mun ci liggéey pour que seen méngoo seen booloo mu mun a am pour que ñu mun a faciliter tànn suba ku nga xam ne mooy leen jiite mais bu fekkente ne tànn bi dina métti ñu ngi ñaan nguur Sénégal mu nangu waxtaan ak kilifa chaque faction ou bien chaque aile civile politique. ay koppar yi milliards yu takku lañu lubal ci chambre de commerce bu Ndakaaru kàddu yooyu njiital chambre de commerce bu Kaolack moo ko daal di yëkkati Serigne Mboup wax ni nga xamante ne bi noonu la ñu yoree chambre de commerce ak industrie fii ci Ndakaaru jaarul yoon te ak lubal bëri na ci ay milliards lay tudd jamono joo xam ne moom dinañ ko doon nattal kàddu yi moom la yëkkati ab budget toll ci lu ëpp ñeenti téeméeri millions suñuy koppar ñu dem ba Kaolack fekk fa Adama Sarr. coow ak détournement jëm ci wàllu koppar gi nga xamee ne mu ngi lëmbe chambre de commerce industrie bu Ndakaaru nag soxal na bu baax ki nga xamee ne moom moo di njiital chambre commerce ak industrie bu Kaolack kii di Serigne Mboup nag jàpp ne day anam yi nga xamee ne moom la ñuy yore chambre de commerce industrie bu Ndakaaru dara jaaru ci yoon. man li may wax mooy chambre de commerce de Dakar mooy détourner xaalis bi nga xam ne chambre yëpp ko bokk man loolu laay wax loolu lañ rek léegul. chambre de commerce de Dakar day jël 2 milliards yoo xam ne nii ci port bi la koy jëlee te port boobu chambre de commerce yëpp ko war a bokk man moo tax kuy jël 2 milliards par at ci 10 ans yi mu nekk 20 milliards bu ñuy dikk naan employé yi détourné nañ ci 200 millions loolu seen affaire la.
lu aju nag ci woteek budget chambre commerce industrie bu Kaolack bi nga xamee ne toll na si 400 millions ak lu teg njiital chambre commerce bu Kaolack nag jàpp ne day fas yéene nañ cee def ay projet yu bari. grande ligne bi mooy vraiment organiser suñu foire bi voilà ñu bëgg ko jàpp 5 juin ba 20 juin beneen bi mooy démarrer travaux yi nga xam ne nii mooy 25 hectares yi nekk Sibassor nga xam ne nii day nekk plateforme économique d'échange boo xam ne nii lii nga doon gis ci Kaolack camions yi fu nañu gaaree fa wala marché de gros bi wala produits agricoles yi wala yëpp ñu mën ko faa def danañ ko commencé 2021 waaye liggéey bu jël temps la nag. ñu fàttali nag lii di budget 2021 bi nag am na loo xamee ne wàññeeku na ko ci ñu ngi ko xayma rek ci juróom-benn fukki millions ak lu teg. Adama Sarr kër yi nga xamante ne bi mooy kër yi plan jaxaay yi nga xam ne njiitu réew mi waxoon ne nag dañ koy mujj may ñi nga xam ne ñoom ñooy way aji loru ya bañ leen joxoon pàkk yooyee ñi nga xam ne ñooy way politique ya bokk ci APR nag ñu ngi ñaawlu ñu ne yeexitalu jotandi ci li nga xam ne moo di kayit yeey wane seen nag moomeel ñoom ña fa nekk waaye tamit li nga xam ne moo jëm ci ñàkk a xam fan lañ jaxaay yam dëgg indi na jafe-jafe ci diwaan ba bëgg nañu li nga xam ne moo di pàccal gi ñuy def ci département bu Kër Massar bi ñuy war a daal di taxawal loolee bëgg nañ ci sóob seen loxo ñu teewlu ci kenn ci ñoom Diène mi nga xam ne mooy directeur li nga xam ne moo di wàllum pêche continentale ak responsable APR ci micro Babacar Seck. nañu joxe kayit yi président wax na ba pare nit ñi nañ ko jëfe difficulté yi technicien bi nañ ko régler c'est pas au président de le régler difficulté yi nañ ko régler joxe kayitu kër yi loolu laa si nañ ko accélérer. parce que bëgguñu ñëwaat fii di wax ñu ne noo jotuñu kayitu kay Massamba mais loolu retard des processus yi la te xam nga nag président day liggéey ba bugg a dee nit ñi war a def mise en œuvre li nga xam ne moom la wax ñu retardé ko si des procédures des futilités ça c'est pas normal j'estime que c'est pas normal nañu joxe kayit yi beneen bi si des mooy gis nañ Promoville dugg na fi ñu ngi xaar extension découpage président son excellence annoncé na ko nga xam ne ñu ngi départementalisation commune Kër Massar ñu ngi xaar concertation yi nañu xaar concertation yi pour que ñun ñu wax li nga xam ne mooy suñu xalaat ci mbir mi on ne refuse pas le développement ñun amuñu problème nekk Rufisque mbaa nekk Kër Massar waaye seulement bu ñu nekkee ci loolu li ñu xaar mooy redécoupage yu jaxaay bi nañ ko defar parce que commune mënul am bu amul viabilité territoriale jaxaay dina mag nekkoon nañ 12000 am 7000 on est à 50000 am ñiy juddu dañoo soxla suuf fu ñu nar a dëkki. Cité Marine mu ngi ca diwaanu Tëngéej moom foofee askan wa fa nag dañoo daal di jot ak sommation di ab làccu suuf boo xam ne toll na ci 5 hectares sommation boobu nag wane wax leen nañ fa jógee ndaxte daa am ñeneen ñoo xamante ne bi ñoo wane kayit nee nañu ñoom boobule bërëb waaye ñi nga xamante ne bi nee nañu bërëb bi seen tur la nekk te ñoo yor titre foncier yi nee nañu document yi nga xam ne ñoom lañ leen wan jaarul yoon ay documents yu baaxut la ñu dem ba Cité Marine ca diwaanu Tëngéej fekk fa Babacar Seck. lu ëpp juróomi téeméer ci ay njaboot bu moyul dinañ ñàkk seeni kër ci Cité Marine ci commune Rufisque Ouest boroom kër yooyu jot nañ ay sommation yu leen di génn fi ñu jàpp ni titre foncier la. dañoo xëy ay nit jël alal suuf si bindal nit këyit gu tudd titre foncier ne àll kan jox nañu ko 1431 waa domaine jël 14 wëlbatiwaat ko def ko 1314 doyatul ñu jël 1 hectare ba nga xëy jox nañu ko àll kan mu war koy wecceex buur lañu bokk. àll kan boobu jóg ñëw ne 1 hectare am boobu dana ko weccee ci 5 hectare u Ibrahima Seck nag moom 5 hectare dama xamul naka la doole ma ne fekk moroomam puus ko jël baat teg ci kaw baat bind teg ci kaw bind naka yow li nga moomoon moomatuloo ko. ay njaboot yu ànd ak njaqare ñoo génn ngir fësal seen tiitange ci seen ëllëg. ay nit rek a fi dëkk ñi leen wër ñii ñëpp kenn mënul génn sa kër xamoo ci loo toog. parce que ñi ngi ragal nañu tey njublan ngi am ak njombe yi am te xam ne kayit yi ngi jaay moroomam kayit ci fen ak tappale ba am ci alal ragal nañu ëllëg ñu génn leen ana doomu aadama yoo xam ne liggéey nañ seen alal ci njëkk ak teraanga moom seen i kër ñëw dëkk nit ñoo leen maa ko moom ke tegu ko fen àll kan ñu ngi ko jox 1 hectare bu mu échangé fii ñu taxaw nii c'est le 11/31
ma bëgg nag experts yëpp nañ ñëw ñu teg li ñuy wax lu mu leen jaral rek jaral nañu lu toll parce que nag ginnaaw dund dee am na nag lu ñu xam buñ tollee ci enquête de fond nag nañ ñëw ñu wax leen ñan ñoo xam affaire yi suuf nag kenn du ko def ci walis kenn du ko def ci armoire kenn du ko def ci sac suuf rek fa mu nekk lay nekk ñu ngi lay xaaral kayit gu ngeen indi jaral nañ ko. borom kër yi jàpp nañ ni kayit yi ñu leen jox ngir ñu génn wérul ndax mbir mi mu ngi ci loxoy yoon ba léegi. wàllum lorule ba léegi ñi nga xam te ne bi ñoom la liggéeyub TER bi daal di lor nag ñoom tamit dañuy bëgg daal di taxaw nag ngir jàmmarloog ñi nga xam ne ñoo yàq lu ni mel waaye tamit ngir ñu saafara seen jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund waral nag ñuy woo ki nga xam ne moo di njiiti réew mi président Macky Sall ngir mu wàllu su leen nu mu gën a gaawee lu ko mooy dinañu yëngu-yëngal moom du Lamine Fati. ñoom ñu ngi àddu di gën a dëgëral seeni wax dem sax ba di wax ne ñoom takk ay brassard yu xonk ñoo leen gënal ñu gis deret li nu mel la ñu bind seeni pancarte collectif national yi impacté wu ci TER bi le ñoom ñu defaat beneen i génn. nakarlu rek continuer di nakarlu li nga xam ne tey jii état du Sénégal mi ngi koy def impacté TER yi depuis presque yéen vous êtes témoin presque mën na 4 ans ñuy daw derrière suñu terrain 4 ans ñuy daw derrière suñuy sec d'accompagnement social et de vulnérabilité. léegi tey jii mooy wax ji dara avancé wul ci dossier bi ay promesses yu dul jeex nañ ñu def. chaque jour nag mënuñu ñëw chaque jour di def mu nekk éternel recommencement mënuñu dëkkee ci loolu les familles sont séparées xale yu ndaw yi jàngatuñu am na ñi nga xam ne seen doom yi jàngatuñu jigéen ñi sonn nañ seen activité principale yi nga xam ni commerce la kenn mënatul def commerce kenn mënatul def dara parce que fi nga dëkk. gannaaw ay ndaje yu bari yu ñu def ak dige yu bari yi nga xam ne benn amu ci ay at yu bari yi nga xam ne ñoo impacté ci TER bi le ñoom de ñu ngi wax ne li nu mel doy na fii la mën a yem. lu ñu fas yéene def dans les jours à venir duñ ko dévoiler sax dañ leen di bett ñun lu ñu fas yéene def mooy dañ leen di bett di def suñu action nag répétitive quitte à ce qu'on laisse nos vies ñu bàyyi fa suñu bakkan dama ne lu ñu seen ñuy ñëw ñun la code rouge. Il avait dit qu'il ne veut pas voir du rouge mais ñun dañuy brandir suñu rouge parce que gis rouge moo gënoon ñu gis deret. ñoo ñi nekk ci saal yëpp am na lu ñu nas teg te lu ñu nas teg loolu du am sens buñ ko génnee léegi il faut que Sénégal yëpp gis ko lu kenn musul def Sénégal la ñuy def lu kenn musul def Sénégal la ñuy def te fa ñu koy defee nag bu ñu kenn ne ñun avertir ñu leen loolu moom da leer nañ lu kenn musul def ci Sénégal dinañ ko def. tey jile mbootaay bi nga xam ne ñoo ëmb ñi impacté wu ci TER bi le ñoom nee nañu dinañu xool beneen xeexin te bii di ñëw moom seeni xeex gi le ñëpp dinañ ko dégg suñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo jiite mbootaay bi le. Mamadou Lamine Fati ñu daal di wax li nga xam ne moo jëm ci wàllum politique ak mbirum Déthié Fall mi nga xam te ne bii daan lay samp partem bu bees génn si parti bi nga xam ne moo di réew mi am ay kàddu yu yëkkati ku ne moom ñàkk na ndombal tànkub député am loolu nag dëppwul ak li nga xam ne moom la yoon tëral buñ sukkandikoo si maître Abdoulaye Babou mi wax ne ni Déthié Fall député la ba léegi ndaxte ba muy dugg si pencum ndawi réew mi si coalition si atum 2017 la si duggee waaye duggee si parti bàyyi parti ba taxut mu ñàkk ndombal tànkam député ay leer la mag yooyu lay kàddu ñu teewlu ko si jokkoom ak Pape Ibrahima Ndiaye. ci sama xam-xam député Déthié Fall war na garder mandat député ndax lan li tubaab di tuddee coalition n'a pas de personnalité juridique bokkul ak bu njëkk amul personnalité juridique premier point deuxièmement tam ñu war a jàngat ni député askan wi la donc député suñ ko élire ba pare nekkul député benn parti mais député askan wépp lay représenté kuy représenté askan wi benn parti warul mën a ñëw nii la jóge fi su boobaa Déthié Fall am na lu ñuy tudde procédure bu tudde exception d'inconstitutionnalité su boobaa day taxaw ci ëttu attekaay ba ni man nag lii assemblée nationale bindoon ni war naa génn du ma génn te su ko defee dana gagné exception d'inconstitutionnalité su ko defee dafa gagné kon nag ci wàll wi non seulement su ma ko résumé Déthié Fall war na mën a génn coalition bi su ko neexee war na mën a fonder parti su ko neexee loolu sama gis-gis la suñ ko attaqué itam am na fu mu sukkandiku pour mën a am ndam.
ak lu ci man di am parti bii di parti réew mi sax ñoom àddooguñu ci mbirum Déthié Fall ndaxte waxtaanee guñ ko fenn ci bërëbu parti ba buñ sukkandikoo ci ki nga xam ne moo yor kàddu ga di Daouda Ba waaye nag dellusiwaat na ci ñi nga xamante ne bii ñu ngay tekki seen ndombal tànk di génn rek mu ngi naan loolee mënees na ko doyadal ndaxte am na ñu bëri ñoo xamante ne bii ñu ngay daal di wan ginnaaw parti ba waaye nag am na ñu bëri limu bu gën a takku sax boo xam ne ci kàddoom ñu ngay dugg ci biir parti boobee Daouda Ba ñu teewlee kàddoom ak Baba Ndiaye. ñu njëkkee ci di ko jaajëfal ci li mu ànd ak ñun ci diir boobu yëpp di ko souhaiter bon vent ci yoon wu wees bi ñu jublu lu aajool poste député bi mu am parti bi statué bu ci waxagu ci donc malheureusement mënuma la ci wax dara. mais est-ce que départ yu bëri yëpp ñu nemmeeku seen parti bi du ko néewal doole. waaw ñuy fàttali rek ni xëy na départ la nit ñi di gën a médiatiser que ñu wàcc bees fukki fan yii ñu weesu suñu parti enregistré na beaucoup un grand nombre de wàcc bees maanaam ñu ñëw fekk si ñu ci biir parti boobu ñoo xam ni xayma bi kenn xamul nu mu toll donc jamono yi dañoo nekk ci daral ñooñu mais également ci yeesalaat structure parti yi ñu nekk structuration boo xam ni ci lañ nekk depuis mois de novembre ñu ngi def ay daje moo xam avec jeunes yi moo xam avec les coordonnateurs départementaux jigéen ñi aussi ñu ngi yëngatu bu baax ci biir parti bi yeesalaat yenn instance yi vraiment ci loolu lañu concentré wu ngir jëmmalaat suñu parti bu baax et loolu mu ngi commencé depuis novembre idée bi sax commencé woon na depuis l'année dernière et commencé nañu mise en œuvre depuis novembre ci loolu lañu concentré wu surtout moment bi nga xamante ni président Idrissa Seck dafa def lu jar a saluer yëfu patriote en répondant à l'appel de la nation bi nga xam ni président de la république daf ko lancé ci bi ñuy dund jamonoy Covid di xeex contre Covid mais aussi di xeex pour suñu économie bañ a nërmeelu. wàllum politique ba léegi ñu dellusiwaat si kàddu yi nga xamante ne bii Alioune Tine yëkkati na ko si matinal bu ITV Tok Sénégal dellusiwaat na nag si jafe-jafe yi nga xam ne am na si wàllum politique mu ne faaw waxtaan dox diggante njiitu réew mi président Macky Sall ak Ousmane Sonko moom njiital Afrikajom Center wax ne loolee dina ma tax penc mi dal waaye tamit li nga xamante ne bii moo jëm si wàllum ñi nga xam ne ñoo di congukat yi ñu duppee ay terroriste mu ne réewum Sénégal seetagu ci bu fekkee ne seet nañu li nga xamante ne bii moo xew si jamono yi nga xam ne moom la ñu génn ak jàppante yeeg li si tukkee ay kàddoom yëkkati na ko ci kanamu mi gi Maram Ndiaye. ginnaaw ba ñu nekkee ci ay semaines yu metti woon loolu Sénégal jamono ji jàmm lañ fi daal di ràññee mu doon ab crise boo xam ni daanaka suñu réew naroon naa dugg ci loo xam ne rek du xam naka lay def rek ba génn ci suñu sukkandikoo ci Aliou Tine moom nag bëri na ay mbir yoo xam ne rek tiital na ko ci bile crise. Le caractère massif, le caractère violent. ak éléments yi nga xam ne ñoo intervenir xam nga pour la première fois gis nañu sax ay chars de combat yu génn mu mel ni dañu ne ci guerre gis nañu ay policiers gis nañu ay milices gis nga su ma duggee Sahel ba analyser ko dama naan mais tiens éléments yi nga xam ne yépp maa ngi koy gis Mali maa ngi koy gis fii di Burkina maa ngi koy gis feneen mu ngi commencé di dajaloo. te Mali aussi li nga xam ne moom moo indi feebar bi ci politique la jóge moom mi nga xam ne rek expert la Nations Unies taboon ko ngir rek mu daal di saytu mbirum àq ak yelleefu doomu aadama fële sa diwaanu Mali moom tiitaangeem ba tey dañagul moom sax dafa gis ni loyot Mali mi ngi si bunt bi. lu ñu nekk fii di jël jaas yi di ko nàmm di jël fetal yi di ko teg man bu ma liiree presse bi tey dama naan mais écoutez est-ce que les hommes politiques xam nañ lan moo ñuy xaar gis nga tey djihadistes yi ñoom def nañu seen carte. def lu ñuy wër te djihadistes yi dañuy àndandoo ak ñi nga xam ne mooy samba boy yi am doole yi maanaam ñi nga xam ne dañu nekk ci drogue bi ñi nga nekk le grand banditisme affaire bi dafa hybride dafa bari ay acteurs yu ci bokk te acteurs yooyu bu fekkee ne dañu song état bi te ñin ñi booloowuñu musiba lay indi. bile tiitaange nag suñ si bëggee génn foofu rek waxtaan am si diggante ñi nga xam ne rek ñoom ñooy woy politique bi moom mi nga xam ne moom moo taxawal Afrikajom Center di wax ak njiiti réew mi. fokk ñu xool tey ñii nga xam ni ñoo toog ngan ko nguur gi ak ñii di ko wut ñu seet wutin bi nan lañ koy def ba nga xam ne du nasaxal lii di état bi du aussi fexe ba nga xam ne dafa yee fitna ba pare di diviser li nga xam ne mooy sénégalais kii ak Sonko ak Macky Sall mais dañu war a waxtaan duñu ay noonu
ay sénégalais lañ bu fekkee ne ñoom ñëpp dañu bëgg Sénégal mais dañu war a waxtaan su fekkee ne dañu ne ay élection dafa am muy andi coow ñu toog waxtaan ak a yomb. jóg taxaw doon benn jot na si gis-gisu ki nga xam ne rek moom moo di Alioune Tine nekkoon fi si ay jamono njiital kër gi nga xam ne rek moom moo di RADDHO moom nag mu ngay dundee yaakaar ni artom bile duñ ko tànkamlu. seen noono bi ngeen ne waruñu noono démocratie du noono. ñu ngi leen ko doon junj ci bopp xibaar ñu ngi ci ayu bés yu sell yi ci karam di ay bés yoo xam te ne bii mooy njeexitalu koor gi nga xam ne ma di ay chrétien yi ñu ngi koy amal jamono ji di ay bëccëg yoo xam ne nag xel day dem ci njeexital gi saa buñ ci yegsee nag li nga xam te ne bii moo koy tëj bokk nañ ci ñu koy defee ngir daat koy màggal di ay ngalax yoo xam ne ñu ngi koy defar li ñuy jëfandikoo ngir defar yooyu la ngalax bokk na ci buy ak li nga xam ne moo di tege-dege njëg yi dafa mel ni nag am na ak coppeeku gu ci am buñ sukkandikoo ci yenn jaaykat yi nekk diggante Castor ak marché Tilène waaye am na ñoo xam te ne bi jàpp nañu ne njëg ya ba mu soppeekoo yàgg na juróom téeméer ak ñeent fukk la kilo di nga xam ne moo di buy bi di jar li nga xam ne moom mooy kilo tigadege moom yegg na ci 1000 francs ñu ànd seeg Mamadou Dieng. buy ak tigadege doon lu ñu sopp lool ci jamonoy njeextalu kooru catholique yi mu di ay meññeef yoo xam ne ñoom la ñuy jëfandikoo ngir waajal ngalax yi waaye mu mel ni saa bu ñu ci tollee njëg yi dafay faral di yokk ca marché Castor. ay cantines yu ñu tegle ay saaku buy naka noonu ay siwo tigadege waaye fi mu mel ni njëg yi nemmeekoo guñu ci ab yokkute. kilo bi moom 700 lay jar fi nekk nii waaw bu dee pot bi moom ñu ngi ko jaay 650 ba 600 daal ndax pot tigadege fi moom kilo 1000 francs lañ ko jaayee waaye nag moom xam naa yaakaar naa dina yokku ndax gerte fi ne moo cher. waaw buy moom mën naa bañ a yokku ren moom ndax moom am na te prix ñu ko jaay dara saa suuf ci ndax buy moom daaw ba ren moom wax dëgg yàlla 700 yi moom yàgg na ci. ñu xuus ci biir marché bi Alaaji Basiiru Jóob moom it ay buy ak i tigadege lay jaay waaye mu waroo ki kàddu ki ñu njëkk a waxal ndaxte moom ay njëgam yokk na tuuti. ñëwoon na ci kilo bi 1000 francs waaw bu dee buy bi kilo 800 yokkul daa yokkee waaw daa yokkee temps yi moom mu ngi daan jar ay 700 lañ ko daan jaay 600 téeméer lañ ko daan jaay mais temps yi moom dafa xaw a yokk waaw tigadege moom 800 lañ ko daan jaay mais li moom itam léegi dafa yokk ba 1000 francs buy bi téeméer waaw buy bi téeméer lañ ko daan jaay moom mu yokk ba 700 waaw mu yokk ba 700 ñu jóge Castor dem marché Tilène foofa it njëgu buy ak tigadege dafa yokk li ko waral di feetu Pâques yi nu dëgmal. buy instant yi xaw naa seer de ñu ngi koy jaayee 700 800 waaw bu dee tigadege ñu ngi jaayee kilo 1000 francs 1200 waaw dafa yokku kay gerte gi dafa yokku ndax nga lax yee tax ak lii bi moo tax mu yokku instant yi loolu moom jaaxal na ma man mii sax waaw lu tax daal ñu koy yokku jaaxal na ma. bu dee buy moom bëri na ci marché Castor ak Tilène gerte moom dafa tàmbalee manqué te loolu itamit mën na dem ba manqueel tigadege bi te foofu bu ñu fa tollee njëg yi mën naa yokk bu baax. Mamadou Dieng bëri nañuy bàyyi xel ci ngalax yi nga xam ne mooy génn ci ayu bés bi di ziar tey nuyu Antoine Diouf ñu daal di wutali Daaru Muxti foofee nag njiital bokk mamel yi daal nañuy taxaw ñi nga xam ne ñoo di soxna yi ci wàllum financement ngir ñu daal di mën a taxawu seen bopp génn nañ fa lu toll ci juróomi millions yoo xamante ne bi kuréel yi ëmb soxna yi nga xam ne ñu ngay fas seen sër ngir liggéey lañ ko jagleel ñu dem ba Daaru Muxti ànd ak góor ndak loog Thierno Faye. fexe ba jigéen moom boppam ci wàllum koppar rawatina jigéen ñi nekk ci Daaru Muxti loolee di xemem teefu njiital bokk moomeel bu commune bi le féete ci département bu Kébémer ginnaaw ba mu yëkkatee koppar yi toll ci juróom fukki millions ngir jébbal ko organisation féminine yi. ñoo ngi ko jëmale ci ay groupement de femmes yoo xam ne ni ñaar téeméeri groupement de femmes yoo xam groupement bu nekk juróomi nit ñoo ci nekk muy ñaar téeméeri jigéen yoo xam ne incha allah à partir du 19 muy junni. jigéen yoo xam ne ni incha allah à partir du 19 avril kenn ku nekk dana mën a jot ci financement am liggéey mais également daal di rembourser pour ñu mën a financer waat ñeneen mais permettre leen ñoom itam ñu autonome de sorte que mën nañoo dem sax ci partenaire boobu wut fa seen financement sans pour autant di jaari ci maire bi. ci lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi meeru Daaru Muxti di xamle programme bom solo ci loolu lee. liggéeyoon nañ ba sélectionné fi ay jeunes yoo xam ne ni tey jii ñu ngi def ay formation yu gàtt. fële ci Louga muy ci mbirum horticulture
wala ci mbirum peinture wala ci mbirum électricité wala plomberie ay liggéey yu ndaw yoo xam ne ni bu ñu ci génnee mën nañoo autonome mais également am na ay permis de conduire yoo xam aussi ñoo ngi jàppale ay jeunes avec le gouvernement ñu nekk en formation à Louga. ci noone ki nekkoon député ci pencum ndawu réew mi buruxlu ci occasion bi ngir sàkku jàmm ci réew mi ginnaaw ba jeexi jaaxa tàmbalee juddu. kuy xeex itam da ngay xeex pour jël am réew mu taxaw mais xeexoo pour jël réew moo xam ne ni da nga koy fekk en lambeau donc man je suis d'accord que ku d'accord ne d'accorduma ci lii mais aussi na nga ko defee te respecter institutions yi ñu am na nga ko defee te respecter li nga xam moom lañ amakus néew parce que bu ñu nee liggéey amut ñaari entreprise yu mag yoo xam ñoo ngi fi doon joxe liggéey ñu yàqal leen loo xam tey taxawloo nañ ay ndaw yu bari loolu yaakaar naa ne ku ci nekk war na cee delloosiwaat xelam te xam ne yàqaloo président de la république yàqaloo ab ministre mais da nga yàqal say mbokk da nga yàqal say dëkkandoo et que beneen yoon buñ koy def itam ñu xam niñ koy def. ci Daaru Muxti lu ëpp junni jigéen bénéficié wu ci financement yi ginnaaw ba ñoom ñooñee jàppee ne loolu li am na solo ngir jigéen moom boppam ci wàllum koppar. mu ngoog tëgg nañu bàkk ba Pape Malick maa ngi lay nuyu. xibaar yi tàggat yaram dañ koy door rek championnat local fukk ak ñaareelu bëccëg bi dafa mel ni nag bit yu bëriwul ci Ligue 1 bi waaye si Ligue 2 bi moom si weekend bi am nañu fukk ak ñeenti bit waaye li si gën a fës mooy di daanuk Linguère. juróom-benn bit moom la ñu am ci li nga xam ne moom moo di Ligue 1 bi ci juróom-ñaari match ni ci weekend gi ci fukk ak ñaareelu bëccëg gi la Jaraaf ak Mbour Petite Côte ñooy ñaari club yi nga xam ne ñoom ñooy daal di am ndam ci li nga xam ne moo di weekend bi waaye nag Tëngéej moom ba tey day daal di des ci bopp classement bi la ci beneen cet wi kii di ñaari tali nekk ci li nga xam ne moo di ci mujjanteelu place bi waaye ci wàllum Ligue 2 fukk ak ñeent bi lañ cee daal di wàññi. information bi dina doon défaite bu njëkk pour ki nga xam ne moo di Linguère moom ma nga xam ne Guédiawaye moo ko daaloon di dalal daan ko ñaari bal ci dara ci noonu nekk ñaareel ci li nga xam ne moo di classement bi loolu lépp ñu ànd ceeg Cheikh Diop. li ñu gis ci match bi xëy na dañ koy améliorer rek dañ koy parce que système boo gis am na ay inconvénients ak ay avantages et li ñu war a améliorer mooy joueurs yi nga xam ne ñooy nekk sur les côtés parce que amuñu woon keroog percussion. fukk ak ñaareelu bëccëg bu championnat bu Ligue 1 jeexal nañ ko ci dimanche ji waaye daanaka attaquant yi tax ñu ko dugal ay bit yu bëri lool juróom benn dong la ñu dugal ci juróom ñaari jogante loolu amul lu dul ñaari ndam dong Jaraaf bu Ndakaaru moom moo daan seen excellence bu Thiès benn bal ci dara loolee sax may ko ba tey jii mu jege rek bopp classement bi donte ne am na ñaari jogante yu war a amal ba tey am na sax ñeenti poñ yoo xam ne rek moo ko tàqale ki jiitu ci classement bi mu di Teungueth FC beneen ndam li ki moo ko am moo di Stade Mbour ci terrain bu Ndiambour de Louga mu di terrain Alboury Ndiaye benn bal ci dara lañ ko daan Njàmbur moomee sax ñu daan mi ngi gën a jege rek lii di zone de relégation bi ndax mi ngi nekk ci fukk ak benneelu classement bi jogante bi doon xaar ci ay bés bi mu doon dox ci diggante Teungueth FC ak Génération Foot nga xam ne ñaari équipe la yu bëgg a jël championnat bi ñoom dañoo témboo kenn dugalul sa morom dara donte ne day nemmee ko nañ jogante bu neex loola Pikine ak Douane it dañoo témboo ku nekk dugal sa morom benn bit naka noonu Jàmbaar ak Casa Sport ci classement bi Teungueth FC ak Douane ñoo ne ci kaw am lu toll ci ñaar fukk ak benn poñ ki ne seen ginnaaw mooy Génération Foot Pikine ak it Jàmbaar waaye ci suuf ñaari tali moo fa nekk moo mujjee ba tey US Gorée ak Mbour Petite Côte ñoo ko rawee lu néew lool ci classement buteur yi Mahfou Kandé bu Casa Sport moo jiitu ba tey dugal na lu toll ci juróom-ñaari bit ci deuxième division bi foofee nag nemmee ko nañ fa bit yu xaw a bëri lool ndax dugal nañ lu toll ci fukk ak ñeenti bit juróom benn match dong waaye liñ ci gën a jàpp bokk na ci ndam li Guédiawaye am seen diggante ak Linguère bu Saint-Louis ñaari bal ci dara ci Amadou Barry bu Guédiawaye ñoom ba tey ñu nekk ci bopp classement bi Linguère li sax mooy guleete ñuy nërmeelu ci championnat bi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi diggante atum daaw ak ren US Ouakam moo dem daan Renaissance bu Ndakaaru ñaari bal ci dara Demba Diop FC moom it am na ndam lu am solo ba tey ñoo nekk ci ñetteelu classement bi ginnaaw Guédiawaye mi nga xam ne moo daan Linguère bu Saint-Louis Sonacos bu Ndakaaru Port Autonome bu Ndakaaru Thiès FC ñoom ñooñu ñoo daan Amitié FC EJ Fatick ak it Africa Promo Foot ci classement bu deuxième division bi Linguère moo nekk ci bopp bi ba tey donte na sax ëppalewul Guédiawaye lu dul juróom benn poñ dong Demba Diop FC ak US Ouakam ñoom ñoo ne seen ginnaaw ci suufu suuf moom Port Autonome bu Ndakaaru Jamono Fatick ak it Africa Promo Foot ñoo mujjee
jaajëfal ko Cheikh Diop ñu daal di wax lu jëm nag ci qualification CAN 2021 bi war a am sa Cameroun bëccëg bu mujj bi ni ki ëllëg réewum Sénégal di dajeek Eswatini ci stade Lat Dior bu Thiès. mu ngoog même bu fekkee ni noppi nañ ci qualifié ci bëccëg bu ci juróomeelu bëccëg bi ci seen diggante Congo jamono ji kan noppi nañ ci qualifié waaye it noppi nañ ci des ci li nga xam ne moo di bopp classement bi ñoom gaynday Sénégal dinañ dalal ni ki ëllëg ki nga xam ne moo di Eswatini moom mi nekk ci mujjeelu place groupe boobee ni ki ëllëg kon ca stade Lat Dior Thiès bu ñeenti waxtu jotee. mu mel ni boobu lay équipe bu Sénégal dina jéem a rafetal li nga xam ne moo di jeexitalu qualification yooyu le te bu ñu sukkandikoo ci kaddu ki nga xam ne moom moo di Djibi Fall bu Génération Foot jàpp na ni ki match contre Congo am na ci ay mbir yuñ ci war a defaraat moo xam couloir yi nga xam ni Krépin Diatta défendre la fa gënoon nekkee que indi apport ci li nga xam ne moo di attaquant yi moom Djibi Fall mën nañu ko teewlu. li ñu gis ci match bi xëy na. dañ koy améliorer rek dañ koy parce que système boo gis am na ay inconvénients ak ay avantages et li ñu war a améliorer mooy joueurs yi nga xam ne ñooy nekk sur les côtés parce que amuñu woon keroog percussion bi war sur les côtés ci système bu mel noonu il faut ñu am aussi bu ñu yoree ballon bi ay joueurs yoo xam ne dañuy offensif di percuter sur les côtés te keroog percussion bi amul woon lu bari parce que bu ñu jëlee joueur bu mel ne Krépin keroog ci match bi daanaka ci côté défensif bi la gën a sonné que côté offensif bi donc loolu bokk na ci li ñu war a améliorer li ñu war a améliorer aussi mooy ci sunu ñaari attaquants yi nekk sunu ci kanam parce que li ñu gis mooy amuloon jeu profondeur maanaam parce que souvent ay attaquants la yoo xam ne dañ doon jouer dos au but te loolu suñ koy faral def rek du am percussion yu bari wala boog su boobaa bu fekkente ne loolu am na mu am ay milieu terrain yoo xam ne dañuy plonger maanaam bu ñu ñëwee jël si ñii di weccoo ak ñoom muy am profondeur donc ñaar yooyu daal combiné war nañ ko régler sur le plan offensif mooy jeu axial bi ak jeu sur les côtés bi et jàpp naa ni suñ ko amélioré et xëy na li muy gis ci système li muy xaar système bi dina ko gis. parce que aussi système boo gis rek tamit noonu la am na ay failles tamit mais aussi am na ay avantages maintenant li ci nekk rek mooy ñu améliorer ko. Pamali yaa ngi koy wax léegi Sénégal qualifié na ba noppi waaye xam nañ ñeneen fukk ak juróom-ñett ñi nga xam te ne bii ñoom jekk nañu ngir wutali Cameroun. noonu dinañu àddu kon foofee ca Cameroun lu ci mel ni Soudan mi nga xam ne daanaka dina bokk ci surprise yi nar a dellu si ci li nga xam ne moo di Coupe d'Afrique des Nations loolu ñu jàpp ci ki nga xam ne moo di Cameroun moom mi nar a dalal li nga xam ne moom moo di boobule compétition Sénégal nar ca bokk ak li nga xam ne moo di 16e participation am yeneen équipe yu ci mel ni Algérie Mali Tunisie Burkina Faso Guinée ak Comores mi nga xam ne 850 000 habitants lay am muy équipe bu ñu affilié foofee ca FIFA ca 2005 gii ñu génn dina amal participation bu njëkk ca booram kii di Gabon moom it dina bokk Gambie moom it participation bu njëkk gannaaw ba ñu delloowee njukkal gu rëy ki nga xam ne moom moo di El Hadj Mamadou Ndiaye maanaam biri doon football foofee ca Séville ci année 70 Égypte dina ca bokk it lu ci mel ni Ghana Guinée équatoriale Zimbabwe Côte d'Ivoire Maroc Nigéria ak kii di Soudan. ñu daal di jeexal ak bala bon laara ñu jeexal ñu wax lu jëm ci wàllum bëre ci tàggat yaram ba léegi jongante boo dox diggante Eumeu Sène ak Lac 2 ki nga xam ne moo koy tëgg di Gaston Mbengue neen lépp yemb na. nee na lépp yemb na te li nga xam ne moo di date boobee di 4 avril lépp dana jay daal di sont muy combat bu nar a dox ci diggante Eumeu Sène ak ki nga xam ne moom moo di Lac de Guiers 2 disposition yëpp nag jël nañu ko ngir amal combat bu mucc ayib ñu jàpp ne rek li nga xam ne moo di signal bi dana jàll foofee ca TNT kon obligation bi lee pour Sénégal yi nga xam ne ñoo sénégalais ya nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew dañuy daal di jënd ab code pay-per-view moom Gaston Mbengue mi nga xam mi ngi yëgle ni li nga xam ne moo di boobale combat dina amal spectacle bu jéggi dayoo mi woon ci suba ci locaux immédiat ñu teewlu ko ci micro Mamadou Dieng. waaw fi ñu toll ci réglage yi d'abord lépp daanaka pare na. làmb ji moom boobee yàlla da nga fa gis lu ne da nga gis festival lay doon. mooy gën a neex làmb yi fi Gaston daan def malgré que grand événement rek la Gaston daan def mais su le 4 avril lépp lu daan xew ci 4 avril le président Macky Sall daan permettre nit ñi ñu koy def di féete guddi di féete bëccëg lépp doon ko jël soobee yàlla daxañ ko teg ku def ko ci biir làmb ji. le président Alioune Sarr mi nga xam ni pendant 26 ans moo dirigé làmb ji en main de maître ñu war ko delloo njukkal. lu xeetu folklore boo gis xeetu aada nu aada yëpp dina génn su neexee mënumaa nekk di ko lim matuwaay yëpp jël na ko
muy sécurité beeg lépp jël nañ ko li may invité nit ñi rek nañ teel a jënd seen billet pour bañ faa nekk yi buuxante ndax feebar bi billet yi danañ ko commencé jaay àllarba su neexee yàlla. jeexal ak wàllum basket Pa Malick NBA doomu Sénégal yi góor gi si Dieng San Antonio la mujj tànn. mu ngoog muy mel ni ki fan yooyee ñu génn moom góor gi si Dieng ay équipe yu am solo foofee ca États-Unis ñu ngi ko doon bàyyi xel lu ci mel ni Clippers Sixers Knicks Miami Nets waaye nag moom doomu Sénégal bi mel na ni fi nga xamee ni moom moo di San Antonio moom lay daal di tànn bu fekkee ni foofee mu nekkoon di Memphis Grizzlies jamono jooju li nga xam ne moo di ay simili yu mu joué la amoon jafe-jafe kon choix am bi ngir gën a mën a joué la ndax San Antonio bokkul ci li nga xamee ni moom moo di favori yooyee pour NBA googe waaye nag gannaaw ba mu tànnee boobule équipe mel na ni ngir gën a mën a am temps de jeu foofee ca États-Unis loolu la waral kon jamono ji ñu jàpp ne day jógee fi nga xam ne moo di Memphis Grizzlies addu ji fi nga xamee ni moom moo di San Antonio. jaajëfal Pa Malick Diaw di dajali suba lay doon ci match Sénégal bi. mu ngoog Stade Lat Dior de Thiès bu 16h jotee ngeen am match boobu en direct ci 90.3. incha allah. mu ngoog lii moo daal di la fi laaj ci jotaay bi la xibaar jaajëfal leen mbokki teewlu bi la total day wéy ak Cheikh Hassana Fall